saa su ne ngeen di am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ ak réer. ni ñoo nekk itam ci kër docteur Covid-19 bopp yi coronavirus jooju nee na wane na ni nag armée léegi war ta taxaw rek di xaar koo xamante ne nii day soqi bal jëmee ci moom waaye am na yeneen xeeti xeex yoo xamante ne nii war na koo xeex mu war koo waajal nag ci wàllu stratégie ak opération yi ñuy mëne moo tax mu ni armée bi nag ngir mu mën foofee dara dina ko waajalaat ci wàllu jumtuwaay yoo xam ni ñooy gën a méngoo ak jamono moom président de la république mu ni ñii mu doon dalal fan yi ñu génn ñu fare ci kujje gi ci société civile bi ak fu ne wane na ni Sénégal mi ngi toog fu dëgër ba léegi ci wàllu bu ñëpp soxla ñëpp jógandoo muy fàttali kon yi war te docteur yi doon ko tegtale toog sa kër fexe bu baax a baax nag ba jàngoro ji du la dal te doo ko wàll keneen ku mu dal itam ñu bañ a xamal ni woppi gàcce la bañ laa daw yenn daw yi moom président de la république nag mu ni na ñëpp jàpp ci ni ku ñu gisati nga yaakaar ne amee nga jàngoro ji ñu daal di ciy dimbali waa kër docteur ci wàllu koom bi nag ñëw na ci nee na nag am na ay secteurs yoo xamante ne nii nag ñoom la gën a laal muy wàllu transport BTP ñiy tabax ak hôtel yi ak wàllu croissance bi benn ci xibaar yi mu joxe nag mooy ni dina jóge ci 6 virgule yi nga xam ni ca la waroon a àgg ñëw ba moins 3% loolu mosuñu ko woon a gis bi mu déggee président de la république ba léegi jamonoy Ablaye Wade mu ni nag ñi nga xam ni métit wi ci seen kaw la dal ñu doon ay millions yi sénégalais doon ay boroomi kër doon ay njaboot doon ay ñoo xam ni ci diaspora bi lañ nekkoon te doon yónnee doon ay entreprise doon ay salariés gouvernement bi du leen bàyyi mukk gannaaw ci loolu nag moom président de la république mu ni fonds de résilience économique et sociale bi nga xam ni sos nañ ko fi mu ne nii nag njaboot yi dinañ ci am seen wàll entreprise yi salariés yi secteur de la santé juróom-benn fukk ak ñeent ci ay milliards lañ leen di jox ñu jëndee ko jumtuwaay ak defe ko ni nga xam ni moom la riposte bi laaj ci wàllu résilience boobu fukki milliards ak juróom facture Senelec yi dañ koy baale kon nag mu doon 975 522 ménages ñoo xam ne nii yoroon nañu facture courant waroon koo fay dootuñu ko fay ñetti milliards ci wàllu ndox mi lu ëpp juróom benn téeméeri junniy nit yu waroon a fay duñu fay ndox mi ñoom itam ci weer wi 69 milliards yoo xamante ne nii ab dund lañ koy jënde daal di koy séddale nit ñi 12,5 milliards yoo xam ni waa diaspora bi nde ñoom it seen liggéey yàqu na ñoom lañ koy taxawoo secteur privé bi mu ne dinañu jël ay mesures fiscales yoo xam ne ci wàllu taxe ak l'impôt ak douane danañ leen ko baal lu toll ci ñetti téeméer ak ñaar ci ay milliards fournisseurs yi dinañu leen ko fay règles yi balaa yàgg dinañ ko publier ñëpp xam nu mu doon maintien des salaires nag la ñu wax ni ku cay bénéficier woo foofu nga daal di wax ni par force di nga ko def 100 milliards muy secteur boo xam ne dañ ko muy somme boo xam ne moom lañ jagleel secteur yi nga xam ne moom la jàngoro ji gën a faagaagal muy ñi yore hôtel yi wàllu mbay mi ak yeneen i secteur lim nañ ci léegi transport yi ci wàllu financement yi entreprise yi 200 milliards mooy ñi nga xam ne ñoom la gën a laal ci ay procédures yoo xamante ne nii dañ koy allégé ngir ñu mën caa jëfandikoo jubbantikuwaat ci wàllu remise fiscale yi mooy ñi waroon a fay l'impôt ñu mujj leen ko jéggal loolu nag nee na bala ñu la ko defal da ngay wax ni yow it da ngay garder say employé di wéy di leen fay liñ loolu nag dina jaar ci bokk na ci anam yi nga xam ne noonu lañ koy jaarale mooy lii ñu doon fay nag ci impôt sur les revenus ak retenu yu ñu doon yóbbu ci opération yi mel ni IPRES ak caisse de sécurité sociale loolu yëpp nag léegi gouvernement bi da koy teggi loolu mu wax ni PME yi itam dinañ ci am lu toll ci téeméeri milliards yoo xam ne dinañu leen ko jàppale rawatina yi nekk ci wàllu tourisme éducation culture ak journalistes yi ñoom nag taxes yi ñu waroon a fay dañ koy dàq ba jëmmi jamono maanaam 15 juillet muy ab différé TVA bi dinañu ko suspendre diiru fukk ak ñaar ba ñaar fukk ak ñeent ci ay weer yoo xamante ne nii lépp dina doon fukki milliards ak juróom. remise parcelle boo xamante ne nii moom la ñuy may tam entreprise yi ak particulier yi fonds boobu lépp dina doon ñaari téeméeri milliards entreprise boo xam ne nee nga bu ma ci amee du ma dàq sama ñooñ wala dinaa leen yóbbu au chômage waaye dinaa leen fay téeméer boo nekk juróom-ñaar fukk ca seeni salaire itam di nga ci mën a bokk mu ni looloo tax nag ñu tëggaat budget bi xoolaat léegi nag am ci yoo xamante ne nii dañ koy dàq ba jëmi jamono ay projet yoo xam ne du mujj am ci ñoo xam ne lañ leen joxoon dañ koy wàññi dolli ko ci fond bi loolu 159 milliards la 179 milliards di ay perte de recettes yoo xam ne dinañu ko am ndax kenn dootul jekk ni nga waroon a jekk ba mën di fay li nga waroon a fay mu ni projet de résilience économique et sociale bi ci wàllu hydrocarbures yi itam dinañu fexe ba dara du manqué muy wàllu garab yi wàllu li nit ñi di jëfandikoo dinañ xeex yi nga xam ni nit ñi ñoo koy téye bëgg ñu ni manqué na
ba ñu mën a yokk njëg gi loolu mu ni du fi am ak yokk yoo xamante ne nii tegewul fenn lépp nag mu ni fond force Covid 19 boobu 1,000 milliards la loolu nag moom waxoon na ko ci discours am ba lay passé mu ni mi ngi sant bu baax a baax waa secteur privé bi ci niñ ci dugalee seen loxo di woo ñëpp moom itam ñu fekk si ko ci ak benn nit ñi nga xam ni ku ci ne dugal nga sa loxo ci xeex bi ngir ñu mën cee àndandoo yëkkateendoo tegandoo mu ni dina nag force boobu nga xam ne mooy fond Covid 19 bi du doon rek loo xam ne gouvernement bi kese moo ciy nekk ndax état bi dina ci nekk assemblée nationale nekk ci société civile nekk ci ak ay yeneen i sénégalais muy ñaax sénégalais yi ñuy consommer sénégalais bu baax a baax ndax lii wane na ni ku yebu boo yeboo fexe loo xamante ne nii ci sa réew lay ñore nga di ci jëfandiku moo tax mu ni programme autosuffisance en riz bi dinañu ko accélérer ci wàllu Afrique la daaneele ndax nee na jàngoro ji wane na ni ñëpp dañoo war a boole seen i doole rawatina nag réewi Afrique yi nga xam ne ñoom ñoo gën a néew doole ci Union africaine jaarale ko ci front boo xam ne nag nee na bëgg na mu doon ab front boo xam ne africain yëpp ci ànd mu sàkkuwaat ci partenaires yi bilatéral ak multilatéral ñun nii na la dette bi nga xam ni bor la boo xam ne ay réew dañu leen koo ameel te bu ñu naree fay bor boobee du ñu mën a ñaw ci xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex mu ni nag jàngoro ji wane na ni réew yi daanaka yomb nañoo faagaagal te looloo tax nag ñu war a xoolaat ci àddina bi lan mooy doon priorité yi maanaam lan war a jiital nouvel ordre mondial qui met l'humain au cœur nga xam ne nag nit la ñuy jiital ca biir ak la gën ca moom te bañ rek bàyyee àddina bi ñoo xamante ne nii seen xaalisu bopp wala seen njëriñal bopp képp moo leen ñor. Culte du travail et de la discipline du civisme président de la république ni ku jàll moo la jàllale mooy fexe ba nangoo liggéey am ab yar te bëgg sa réew juróom-benni fukki ati indépendance mu ni du aboutissement maanaam nekkut loo xamante ne nii foofu ngay jeexale ku mel ni Salif Sow tontu nañ ko foofu ndax mi ngi doon wax sànq Sénégal à la traité na ndax am na 60 ans mais nee na njalbeen la fi mu ne nii nag goo xamante ne nii ci la ñuy gën a yëkkateewaat torche bi nga xam ni Sénégal ñi nga xam ni ñooy mag ñi xeexoon jox nañ ko mu ni at la moo xamante ne nii fi mu ne nii ci la ñu war a tàmbaleewaat ndax nee na métit yii nag du dara ndax wurus xamee ngeen ni bala moo mën a lerax dëgg-dëgg faaw ñu yóbbu ko ca taal ba tàngal ko ba mu tàng tàpp ko ba mu ni ner loolu nag lay wax ni noonee mu jógee foofa nag leer loolee itam ci la réew yi di jógee ci ay métit ànd gën a booloo gën a suqalikoo mu doon njógu li ñu mënoon a tënk ci discours bi. saa su la ngeen di am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ ak réer